ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës ñaari téeméer ak juróom fukk ñetti njaboot yi féete woon ca gàddaay ca cité ca géejawaay cité gàddaay ba nekk ca géejawaay ñoom nag la ñu amoon sax lu ñu bëggoon mujj nañu ko am gannaaw bu ñu tojee woon seeni kër ab promoteur tojoon ko tey ji nag kooke tribunal àtte na ci moom ñaari atu kaso ak alamaanu ñeenti milliards askan wa ne fële ñoom ca jende jàpp kusi ci bëj gànnaaru réew mi ca Sikicoor ñoom nag ña nga doon naqarlu maanaam jiwu yi nga xamante ne nag ñoom la ñu jox rek baykat ya foofee ren ji nag ñu ne baaxul benn yoon loolee tax ñu doon manifester waaye gannaaw bi nag gendarmerie sax moo mujj ñëw ba tas seenub manifestation ña féete nag ca narang nag moom ay dëkk ñoo fa nekk seen lim toll na ci ñaar fukk ak ñetti dëkk narang féete ca frontière bi dox ci diggante Gambie ak Sénégal te ci dëkk yooyu nag fukk yeeg juróom-ñeent féete ci Sénégal ñoom it ña nga cay jafe-jafe nee nañ amuñu ndox mu sell courant naka noonu buñ bëggee faju dañuy nekk ci ay jafe-jafe yu tar loolu nag tax na ba ñu amaloon ñoom it ndaje mu yaatu fañ naan Dar Salaam ki yore woon seen kàddu àdduna ci dinañ ko déglu ci kanam tuuti ak Boubacar Diassi bureau bu assemblée nationale samp nañu ko bureau boobee nag jàpp leen ni juróom benn góor kon ñoo ca nekk ñetti soxna ñu ne nag ndax parité am déet moo waral tey ji ñu daal di fas yéene rek dalal ci kanam tuuti Zeynab Kane bokk ci AGS waaye nekkit jàngalekat ci université Bambey ñu daal koy nuyu bu baax a baax maa ngi lay nuyu Zeynab Kane. maa ngi lay fay bu baax. mi ngi noonu université kon Bambey fa nga nekk muy université Alioune Diop ci kanam tuuti daanu faram-fàccee rek li nga xamante ni moom moo xew ca assemblée nationale ak bureau bu bees boobee ñu samp ne suut lay doon. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ni ñu ko waxee ci ponk yi ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñetti njaboot yu féete fële ca cité gàddaay ca géejewaay ñoom nag la ñu bëggoon mën nañ jàpp ne am nañu ko gannaaw ba nga xamante ne rek dañoo tojoon seeni kër ab promoteur nag tojoon ko ñu joxoon ko ca baraamu tuuma tribunal ba nag àtte na tey ci promoteur boobee ñaari atu kaso waaye tamit alamaanu ñeenti milliards boo xamante ne nii wax na ko fay ñu teewlu Badara Sow moo wax ci seen tour ci micro Salif ñu doon ñaar téeméeri famille ak juróom fukk ak ñett ñoo xam ne dañoo fekkoon suñuy kër fii jaay ñu doole toj ko ci lu dul dëgg du yoon ci loo xam ne amul ordonnance amul sommation amul dara ñu xam ne nag suñ réew am na justice boo xam ne bu crédible la boo xam ne bu am fayda la bu am fulla la buy àtte yoon la ñu daal di dem porter plainte sunu tribunal àdduna tey ci dossier bi ne Mbaye Fall tëj nañ ko ñaari ati kaso te lépp luñ ko doon toppee fii ci gàddaay presque 4 milliards et quelque da koy fay. lii problème mooy suñ koppar yi mu yàq yi ñu defoon fii nañu ko jox mais nag dañoo bëgg ku fóotal mbëtt ku ne roccil bar parce que président Macky Sall dafa recevoir waa Tabaco jox leen xaalis jox leen ay titres fonciers te ñun 253 familles lañ te ñu néew dooleel dañ fay nekk ay cas social dañ fay nekk ñu ngi appelé président Macky Sall le plus vite possible. mu daal di recevoir collectif gàddaay mën leen a jox ay titres fonciers mën leen a jàppale si luñ tabaxee mën a wax tamit état bi si dédommagement bi mu gën a gaaw parce que fi mu toll nii kat am na ñoo xam ne bu ñu leen joxee seen terrain sax mënuñu fee def braak parce que yoratuñ ko. ca commune yu Diendé ak Kousi ñoom nag ab ndaje mu yaatu la ñu amaloon di naqarlu nag jiw yi nga xamante ne dañ ko joxoon baykat yu nekk foofee nee na nag jiw ya qualité ya baaxul waaye nag la ca gën a métti mooy seen ndaje ma gendarmerie moo ko mujj tas commune yooyu nag mi ngi féete ca Sikicoor dañ ci ànd ak Bakary Konté. population yi nekk fii ci commune bu Kousi ak bu Diendé maire bu Fouta daal di takk ay brassard rouge ñoom nag mere loolu responsable Prodac yi nekk fii ci dak bu CFA ñoom nag ñoo doon amal benn rassemblement ci dimanche bi di ñaawlu résultat yu bon yoo xamante ne moom la ñu enregistré ci dak bu CFA. ren daala doxul jiw bu ñu jox jiw gerte ak jiw mbokk baaxul loolu tax na ba ren dunduñu benn yaakaar suñu tool yi dañu bon loolu moo tax ñu foog ne il faut ñu wax pour kilifa dëkk yi ñu jàppale ñu indi teg ci kaw bopp Prodac ñi nga xam ne am nañu mën-mën ak kattan diriger projet bi. porte parole bi di leeral di ne at bu nekk lu ñuy béy ci dak bu CFA day wàññeeku. daaw Prodac 1000 hectares la defoon ci biir dak bi ak hors dak bi. sëriñ yi ñu ngi fii ñoom ñëpp bokkoon nañ ci programme bi
mais ren 600 kese lañ def 600 yooyu am na tool yu bëri nga xam ne saxul parce que jiw ji dafa bon am na ay gox yu doon am bénéficier programme bi ren amuñu dara. muy dénoncé tamit di ne. apport bi ren dañu ne kuy béy képp kuy béy da ngay jox 30 000 francs ñu fexe ba joxe 30 000 francs yi ñu ne dañuy joxe assureur bi tool yi saxul di suñu assureur loolu moo tax ñu ne dañuy jóg wax pour ñëpp yëg loolu ni suba bu ñu topp kenn. ndaw yi di ñaawlu ay perte yoo xamante ne moom la ñuy gis si bassin yi maanaam ay jën yoo xamante ne dañuy dee lu ko waral aliment bu manqué. Les semences ne sont pas de qualité, l'engrais n'est pas mis à disposition des cultivateurs. Donc c'est tout un tas de problèmes. Et le centre piscicole qui a ouvert depuis décembre 2016, les poissons sont en train de mourir, faute d'aliments. ndaje bu mag mi nag autorité di ne ñoom autorisé wuñu ko ba tax na élément brigade gendarmerie bu Sédhiou ñoom ñoo ko tas responsable yi nekk fii ci Prodac di ne ñoom nag dinañu amal benn point de presse pour leeral mbir mi. gannaaw Sédhiou ñu dem ba diwaanu Sikicoor foofe nag gis nañ ni lu toll ci ñaar fukki dëkk ak ñett yoo xamante ni ñoom ñoo féete fa ñu naan Naran nag ma nga nekk kon ci diggante frontière bi dox ci diggante Sénégal ak Gambie lu aju nag kon ci dëkk yooyu jàpp leen ni fukki yeeg juróom-ñeent ci Sénégal la ñu bokk ñoom it ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yi tar ne nañ amuñu ndox mu sell courant naka noonu bu ñu bëggee faju tamit dañuy am ay jafe-jafe ba ci sax ci wàllu réseau téléphonique kenn mënu caa jokkoo dem baak dikk ba sax ñu ne neexul ci askan wa ko yore seen kàddu nag daal na ci yëkkati wax ci conférence nag la ñu amuloon fa ñu naan Dar Salaam ñu teewlu kenn ca ñoom féete ci Sénégal ci micro Boubacar Diassi. ñun suñu côté surtout Sénégal laay wax parce que suñu côté bi dafa am benn problème parce que poto yi am na ba léegi mais ba léegi courant bi taxawul wàccoogul ci kër yi loolu daf ñuy jaaxal dañuy xalaat sax kañ lay wàcc et puis ñun fu ñu toll nii. C'est vrai que le président Macky Sall mu ngi liggéey nañu liggéey bu rafet donc ko commencé noonu dañoo xalaat ne war nañ ko continuer ci noonu donc loolu tamit daf ñu métti trop ci côté santé aussi dafa métti trop parce que ba léegi amuñu hôpital bi bon ñu ngi koy tabax mais yàgg na et puis ñu ngi sonn rek parce que c'est une priorité absolue pour ñun donc ñu ngi ñaan gouvernement état bi tamit dimbali ñu hôpital bi mën a taxaw côté aussi ndox ba léegi amaguñu forage et puis ñii dañuy sonn côté réseau bi tamit vraiment ñun dañoo sonn parce que réseau gambien mooy dominé ba léegi bon conférence ci liggéey bu ñu mënte ne yàgg nañ ci kenn day jógee Sénégal bëgg a dem Gambie buñ ko ràññewul tamit ci ñi mënte ne yàgg nañ leen gis dañ koy créer dañ koy laaj foo jógee looy def xam nga loolu daf ñuy jaaxal trop ñu toog entre ñun suñu biir waaw ñu dimbale te xamante am suñu biir ñu mën a safaral tamit suñu côté bi. ferrailleurs yi féete ca Colobane ña ngi leen di dànkaafu dañu fa war a jóge lu yàggul lool loolee nag la ñu leen xamal ñu ne nag lu ni mel bu amee dana metti lool ca ñoom ndax ci seetlu sax kon lu toll ci 2,000 boo moytuwul ci doomu aadama dootuñu am xëy foofe fa nga xamante ne nag fañ leen bëgg a toxal muy site bu féete fële ca Sébikotane nee nañ loolee noppeegul kon bokk kilifa yi nañ leen gestu bu baax a baax laata ñuy jël dogal boobee Aminata Mbari Sow Thierno Laurent Mendy. ab bërëb la bu nekk ca Colobane bés bu ne ay boromi kër di fa xëy di yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllu weñ train express régional daf fi war a jaar loolee war a groupe Sénégal nee nañu jóge ci bërëb boobule. site bi nga xam ñu nekk nañ fi ça fait 40 ans 1976 ba léegi ñu ngi site bi état bi ñëw ni daa am projet terre bu ñuy teg ñëw wax ak ñun bu ñëwee waxal dafa ñëwoon 30 mètres la soxloon ci raay bi 30 mètres loo xool moom la soxla ci raay bi. bañ ñëwee ba si biir ñu ñëw bu ko jël si bi yëpp te loolu mun ñu ko nangu si loolu. ñoom ñu ne loolee du mën a gum nekk ndaxte bërëb yi seeni maamaati maam ñoo fi nekkoon te Senghor moo leen ko joxoon tey jii balaa ñu fiy jógee faw ñu am feneen fu wóor. depuis 1976 lañ ko Senghor joxoon suñu baay Senghor moo ko joxoon suñu baay 1976 ba léegi ñëw si 1976 ba léegi ñëw si site bi ñi dañoo judd fekk site bi y a 30 corps de métier yu fi ne 30 corps de métier ñoo fi ne. ay junni doomi aadama ñoo fi xëy bés bu ne ñi ci gën a bëri di yëngatu ci secteur informel ñoom ñu jàpp ne fële ca Sébikotane ñu leen bëgg a yóbbu du leen dimbale ci liggéey bi leen. fii ay jeunes kese ñoo fi ne ay jeunes kese ñoo fi ne te ay Sénégal lañ moom bu jëlee responsable bi defal arène nationale 33 milliards mais ñun ouvrier lu ñu defal lu ñu ko laaj même pas 2 milliards ànd nañ ak gouverneur dem xool ko mais site bi terrain kese la amagul ndox pareegul defaguñ ko dara.
aménagé ko amagul ndox amagul courant amagul dara. fu sorewul seen bërëb boobule commencé nañu daaneel dëkkuwaay ak yeneen i bërëbu liggéeykaay yi fa nekkee ñoom ñu jàpp ne balaa ñoo egsi ci seen site boobule ñaan nañu nguurub Sénégal mu may leen nopp su ko defee ñu waxtaan balaa làmbaay di ñaaw. ñu koy jaajëfal bu baax Aminata Mbaye Sow bureau bu assemblée nationale ni ñu ko waxee woon samp nañu ko waaye tamit ci coow lu rëy ni ñu koy faral di nemmeekoo saa su ne ndax ni nañ lu soxal wàllug parité ba maanaam tollale góor ñaak jigéen ña ba nëga ni kenn mënu koo sàmm ca assemblée nationale Hadiatala. dalal nañu téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi député yi Moustapha Niass di seeni njiit wante tànneef bureau bi am na gàllankoor naam ba tax na ñenn ñi di ngañ rek anam yuñ ko defee vice président yi toll si juróom-ñett Benno Bokk Yaakaar lañu jagleel juróom-ñaar yi groupe parlementaire liberté et démocratie daal di am benn représentant leneen lu ñu ngañ tamit mooy bañ a sàmmonteel ak parité bi nga xamante ni wote woon nañ ko si nguuru Abdoulaye Wade ñu newoon fu benn góor taxaw rek beneen jigéen war na fu mën a nekk ñu gis ne am na fi nga xamante ni ci bureau bi ñaari góor ñoo toppante ginnaaw Moustapha Niass njiit li Moustapha Cissé Lo mooy premier vice président Awa Gueye di ñaareel vice président bi yamu fa 7e vice président bi di Alelo 8e bi daal di nekk Pape Diop mu nekk gàkk-gàkk bu nar a gàllankoor liggéey bi donte Benno Bokk Yaakaar moo am majorité ci assemblée nationale wante jigéen yi di laaj rek ñu saafara mbir mi rawatina ñi nga xamante ni ñoo bokk ci kuréel yu boot jigéen yi mu nekk nag mbébét bi nga xamante ni mu ngi des ci loxoy président assemblée nationale ak député yi nga xamante ni askan wi ñoo leen fal. ma ngoog ay mbootaay yu soxna ŋàññi li nga xamante ne rek nemmeeku nañu ko ci assemblée nationale rawatina ak bureau ba nee nañ parité amu foo xonoon ko sunu gan Zeynab Kane la bokk ci AGS doon it docteur en droit public ci université Alioune Diop bu Bambey gannaaw bu ma la delloo nuyu waxtaan wi rek aju tey ci assemblée nationale ak niñ ko xamee bureau bi samp nañu ko mu bari lool nag ñu ŋàññi nee nañu ko tëralee bokk na ci AGS bi nga xamante ne nii yow ci nga bootu yow noo gisee tëralinu assemblée nationale rawatina ak bureau ba. waaw jërëjëf ci invitation bi ngeen invité association femmes juristes donc ni ñu koy gisee mooy ñun dañu jàpp ni dañu war a appliquer loi parité parce que loi parité dañu dañ di ko wax loi de la république la bu ñu nee loi de la république mooy loi boo xam ni nguur ñoo ko voté woon assemblée nationale législature bi nga xamante ne moom mooy xëy na 11e législature moo ko voté woon ñu voté ko mu am décret d'application. législature bi ñu génn muy 12e moo nekkoon première expérience application loi parité ci Sénégal ñu jàpp ne boobu sax coow jugudu woon na ñu ni waaw loi parité bi xëy na application bi du yomb ndax ñu ngi doog a commencé ensuite ñu opposé ñu argument wu dañu war a modifier règlement intérieur assemblée ginnaaw gi ñu modifier règlement intérieur assemblée nationale et tout mais bu ñu ñëwee ci 13e législature ñun en tant que ñuy défendre état de droit dañu jàpp ni loi république waa république bi ñoo ko war a sàmm waaye suñu gisee installation bureau bi commencé commission yi naam ñëwaguñ ci mais ñu ngi yaakaar ni xëy na comme bureau bi laaj na ci parité commission yi xëy na mën na respecter parité looloo tax ñu jóg ñu ne nen wax ni kat attention état de droit mooy lan mooy état boo xam ne dañuy respecter li ñuy faral di wax ñun hiérarchie des normes mooy lan mooy constitution bi nga xam ne tey ku jàngul sax école Sénégal xam nga constitution ndax référendum yi fi jaar ak yépp constitution charte bi mag bi yeneen loi yi nga xam ne moo ci topp war ko respecter loi parité ci loolu la war a bokk constitution day wax égal accès au mandat et aux fonctions. tey juróom benn góor ñetti jigéen xel mënu ko bu dul loolu du lim bi rek moo ci am solo ak ni ñu war a toppalante loi bi ci boppam dafa ñag boppam dafa ni la parité est instituée dans toutes les élections électives ak semi-électives maanaam tey bés ni ki tey parité maanaam bu ñu waxee benn góor benn jigéen ci bërëbu dogalukaay yi loolu tam jar na leeral ñu bari tey bi parité jóge rek dañu ne dañu bëgg égalité parité du égalité parité mooy fi ñuy nasee di fa noccee réew mi gannaaw bu loi bi amee 2010 ba tey ñu ne fi ñuy nasee di fa noccee muy bërëbu dogalukaay yi teg décret d'application leeral nag yan bërëb la ñu ne assemblée nationale bureau ak ay commission loolu ku dem ci décret 2011 du 11 juin 2011 loolu nga fay gis donc assemblée ak ay commission wam Sénat booba temps Sénat amoon ak ay commission wam conseil économique amoon na ak ay commission wam bureau municipal ak seeni commission décret d'application leeral li ñuy wax ñun ci droit champ d'application loi bi maanaam fan leen war a mën a appliquer loi bi kon bu ñu demee ba 2017
ñu amaat loi bi 2012 la woon décret d'application ñëw 2011 bu ñu ñëwee ba 2017 nag ñu gis ne politiciens yi ñoom ci seen bopp ñii di def politique ñoom ñoo waroon gën a mën a ni nenu appliquer loi république mais boo gisee logique yi ñuy demee du logique loi logique gu dafay mel ni logique gu parti bu nekk rek. am yéen ñu gis ne boobu ba léegi yéen a ngi ciy mënee combat mu jafe lool. lan mooy jafe-jafe bi dëgg parce que tamit mën na jàpp ne boobu ba léegi tamit toogu leen. naam sax loi bi tëral nañu ko respecté wuñ parité bi waaye yéen it toogu leen lan mooy jafe-jafe bi. waaw jafe-jafe yi mën nañ ko classé ci ordre yu bari. pour ñun bi ñu gën a gis ni moom mooy jafe-jafe bi gën a jàmp moom mooy ñi war a saytu loi bi xam nga décret bi dafa wax ni ñi ministre de l'intérieur moo war a toppatoo li ñuy wax application wu loi bi tey décret bi dafa wax cité ay ministères yu bari ne ñoom ñoo war a appliquer loi bi kon su fekkente ne ñi nga xam ne ñoom ñooy garant loi bi ñoom ci seen bopp veillé wuñ ci application loi bi ñun pour ñun autorité nationale yi war nañu mën a taxawaat ci application loi yi xam nga Sénégal ñëpp dañ naan loi yi danoo bari te kenn du leen appliquer du ci wàllu parité rek mais tey décret d'application bépp autorité nationale ba mu cité rek ne yaa war a saytu application bi rek war nga cee mën a taxaw beneen bi ci topp mooy jigéen ñi di def politique. est-ce que nga yaakaar ni tamit niñ ko waxee tamit autorité yi ni ñu ko waxee est-ce que loi yi nekkul loo xamante ne xëy na da leen déranger gàllankoor leen. parce que waaw xëy na waaw loolu yëpp mën na ci am mais man damay jàpp ne tam jigéen ñi mbéjum kanam borom a koy fayul boppam jigéen ñi di def politique aussi dañ am courage yu défendre loi yi mais du courage yu sama parti lu mu wax rek man loolu laa wax ana li tax tey jigéen ñu bari dem assemblée nationale boo xoolee ñi mëne combat femmes yi combat loi yi nekkuñ sax ci liste yi boo xoolee kuréel yu mel ni AJS kuréel yu mel ni COSEF yeneen kuréel yi di xeex pour àq ak yelleefu jigéen ñi du pour ñoom mais pour que li ñuy wax statut de la femme maanaam nekkinu jigéen ci askan am amélioration am coppite yu ci am coppite yoo xam ne dina jëmali jigéen bi kanam ndax du jaadu nag réew mi am téeméer boo jël donc juróom fukk yi ak ñett nekk jigéen ci wàllu population électorale loolu du man maa ko wax recensement général bi ñu fi mujjee def moo ko wane jigéen ñi war a dem ca bërëbu nosekaay yi tànk nit buy dox day dox ci ñaari tànkam ñu ne jigéen ñi yéen kat day leen ñu gunge di ñu tàccul di ñu defal mobilisation politique mais buñ ca yemee yem nañ ca ñu xeex ba jigéen ñi dugg léegi ne jigéen ñi bu ñu duggee ñoom it nenu fayul seen bopp fayu bi nekkul góor contre jigéen déedéet fayu bi mooy loi bi li mu permettre jigéen ñi am ko bu ñu nee bureau bi na paritaire. parce que bu ñu xoolee aussi tamit wax ji bari na coow li bari na waaye boobu ba léegi mbootaay ci wax association yi est-ce que député yi tamit ci seen wàll nekkuñu di seetaan. jàpp nañ ne xëy na seetaan am na mais dañ leen di gunge rek. mais xëy na législature ba le passé kanam borom a koy fajal boppam waaye tamit jaadu na xëy na ñoom ci seen jëmmi bopp également ñu mobiliser bu ñu xasee ba dugg assemblée nationale xam ne lii leen fa dugal bokk na itam ci défendre loi yooyu. dëgg la d'accord naa ak yow ci analyse bi mais ñun dañ leen di gunge rek. législature ba le passé femme juriste dafa ni damay marrainer femme parlementaire yi ndax ku ne xam na ne liggéeyu loi liggéey technique la xëy na femme parlementaire bi ñëw. du femme parlementaire kese sax ak homme parlementaire képp ko yore mandat électif rek soxla nga ku la gunge ci accompagnement ci wàllu loi ci wàllu technicité wàllu lépp ñun femme juriste ñu ne nen jël femme parlementaire yi marrainer leen bu ñu leen marrainer mooy lan lépp lu leen jaaxal lu ñu mën a laajte ci wàllu loi ci wàllu yenn politique nationale yi parce que am nañu ay diverses expériences diverses expertises ñu jàppale leen ci mais bii tamit dañ leen di gunge ni leen législature bi kat ñëw na comme nañu ubbee dalul suñu xel en tant que ñuy défendre loi état de droit rek la ñuy défendre nekkul jigéen ñi contre góor ñi déedéet ñu ne ñun kat niñ commencé ni tàmbali bi kat xaw na tey xel ndax buñ tàmbalee premier président góor premier vice président góor deuxième vice président jigéen ainsi de suite ñu demaat ba ca fin ba ñu andiwaat yeneen ñu ne commission yi kañ la ñu ne ñu ngi ko annoncé semaine bi ñu dugg ñu ne kon su ngeen demee ca commission yi nag président assemblée nationale appel bi la femme sénégalaise yi di lancé appel bi la femme juriste di lancé nga xam ne association de corporation bu yàgg ci réew mi la mooy ñi respecté loi yi nga xam ne moom la ñuy voté rawatina nag loi parité bi am na yeneen débat nag yoo xam ne ay débat de fond la tey mooy fonctionnement institution yi tey absentéisme parlementaire yi ñu wax yu bari ñu ngi koy coow ci réew mi ñun jàpp nañ ne yëf yi du nekkul jigéen ñi ñoo nekk assemblée déedéet boo xoolee législature bee passé jigéen ñi bari woon nañ fa wante boo ñu wanee débat
budgétaire bi da ngay gis ne jigéen ñi nga toog. absentéisme boobu nga yaakaar ni tey jii ñan ñoo mën a taxaw pour faj ko xam naa ne bu ngeen ci dee wax it xëy na dina am foo xamante ni seen doole fa lay yem. suñ doole fa lay yem moo tax ñun diñ jàpp ne keroog bi ñu installé l'assemblée bi président dafa ni waaw dañuy def commission ad hoc ñun jàpp ne ne loolu sama analyse personnelle la en tant que universitaire. c'est pas une commission ad hoc moom mooy mën a modifier loolu. absentéisme mooy honoraire mooy présence teewaay ci li tax nga jóg loolu pour man yeneen mesures yu gën a forte ñoom ñooy gën a mën a indi loolu mesures yu ci forte bokk na fii koo fi laal salaire am mu teew enseignant yi ba nu grévé ba nu ponctionné salaire defe naa am na lu mu jur. laaj bi rek la ñuy terminer très rapidement xam naa ni soxal nañu bari ngeen ni xeex lool wax dëgg pour ñu sàmm yenn charte yi fii ci Sénégal ñu gis ne nag charte yu bari ci assemblée nationale foofu ku ne xam na ne fa lañ koy wotee waaye du ñu sàmmonteeg charte yi ngeen ni xeex lu ci bari pour ñu sàmm ko est-ce que yéen loolu du gàllankoor seen liggéey le fait que du ñu sàmmonteeg charte yi fii ci Sénégal ndax wote ko dana yomb waaye pour jëfe ko mooy jafe-jafe bi. waaw pour ñun yoon bu jeexul waaxu sil du jeex. une chose mooy nga am loi une autre mooy nga appliquer ko. existence loi rek avancé la maintenant application bi nag ñun association de société civile leen dañuy def plaidoyer dañuy wax dañ am suñ expertise technique di ko andi waaye ñi nga xam ne dëgg-dëgg nag ñoo war a gën a mën a kii ñun li ñu gën a travailler léegi jàpp ne ci éveil conscience yi la wax nit ñi loi bi kat existé na ñu ne ñun kat xamuñu ko woon boo ci bëggee jot nooy def lu mel ne équité fiscale tey ci wàllu salaire yi ñu ne am na équité fiscale léegi ci góor ñi ak jigéen ñi nan lañ koy defee ñu ne modification code général des impôts leen yéeg ni ngeen di def ñu ne ñun xamuñu ko woon lu mel ne jigéen ñi di liggéey par exemple ñu ni leen yéen mën ngeen jël seen jëkkër ak seen doom en charge bu fekkee fonctionnaire ngeen ñu ne leen application bi nii la kon loolu pour ñun gën a yee askan bi gën leen wax seen àq ak seen yelleef soo leen si bëggee jot nii ak nii ngeen di def pour ñun travail boobu la ñuy def mais nag am na travail bu gën a stratégique boo xam ne pour ñun autorité nationale yi dañu gën a war a gën a mën a xam ni ñoom ñoo fi nekk république te ko fi nekk république nag wax dëgg yàlla war a mën a défendre loi république parce que dañ leen abal baat pour ñu exercer mandat bi au nom du peuple et boo koy exercer nag au nom du peuple wax dëgg yàlla war nga mën a xool li peuple bi bëgg nga di ko def. nga di ko def ñu di ko jaajëfal bu baax Zeynab Kane nga bokk ci AGS nekkit docteur en droit public ci université Alioune Diop plutôt bu Bambey maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi xibaar yi ñu wéyal ko ki fi nekkoon nag ministre délégué Youssou Touré nee na nag mi ngi jéggalu ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko kon mi ngi jéggalu jëmale ci njiitu réew mi ngi jéggalu tamit jëmale ci soxnaam ba ci gouvernement bu Sénégal nee na nag lu soxal kon poste coordonnateur bu réseau des enseignants apéristes loolee moom génn na ci ba set wecc ñu teewlu ko ak Salif Sow. bu ñu remanier gouvernement bi ba ma dem bureau ba wax naa loo xam ne li waxuma ko ci tayeef juum naa si nu ma ko waxee ni parce que du loolu laa bëggoon a wax njuumte googu laay jéggalu président de la république laay jéggalu premier ministre ak gouvernement am di jéggale surtout nag madame Sall moo xam ne mi gis naa yéene yu mu am si Sénégal yi lan laay dellu si gannaaw mais man daal boo juumee nit bis bu nekk Youssou Ndour moo ko woy sama artiste bi nit ku dul juum amut c'est-à-dire que nañ bàyyi di wut ay mbóot ñun nit rek lañu comprendre nga bu ñu di tiiñal nit ñun ay doomu aadama lañu bis bu nekk da nga def njaaxum wala nga def erreur wala nga wax loo warta wax buñ la baalul nga tàgg man si sama wàllu bopp wax dëgg yàlla maa ngi ñaan autorités yi à commencer par le président de la république mu jéggal ma réseau bi mu jox ko keneen parce que bu ko joxul keneen ay firndeel rek lay indiwaat ak ay coow ay wax yu sew yépp pour xaalis. IPD di initiative pour une politique de développement amal na nag bureau politique am bu njëkk gannaaw rek woteek faluk député yi weesu ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo far ak Abou Nguet wax nañu tey jii lu waral nag ñu daal di rek ànd ak groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ci fàttali ci avril 2016 moom moomee di njiital IPD dafa daal di rek wanoon gannaaw nguur gi ndax ay jafe-jafe yoo xamante ni moom la nemmeeku woon Abou Nguet nag ne tey jii li ko gën a soxal nag mooy li mu nemmeeku ci plan Sénégal émergent ndax doon na plan boo xamante ni nii plan buy jëmale réew mi kanam la ñu teewlu ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Dione. d'être mooy suñu wareef loolu moo tax ñuy def tey suñu bureau politique xool yan yoon lu ñuy jaar IPD la mooy taxawaayam pour fi ñu nekk pour mun a appliquer boobu politique ñu appliquer ko. loolu dana li nga xamul li fa nekk njëlbeen bi dañuy waxoon ñun à la kulli alin depuis avril 2016 dañuy dem élection législative pour natt suñu bopp
pour foofu ñu bokk ñu xam ñu ne kan parce que doy bi bëri woon na pour Macky 2012 ak lépp mais ku leen di xamul soo doole xamul foo toll mun na la xeeb loolu dañu demoon jëli bu ñu ko jëlee pare programme boo xam ne ñoo ko bokk ak président muy projet société Sénégal émergent bi ñu bind moom mu jël ko def ko programme loolu am nañ ci xalaat waaye xalaat boobu balaa ñu ko mun a wéyal ñun ñu am gëdd boo xam ne mun na ko def léegi nag président ak Sénégal reconnu nañ suñu poids politique boobu mooy gunge programme boobu te léegi population xamal na ci biir programme ba am na ñeenti chantier yoo xam ne tabb nañ ko ci sama parti dina jàpp liggéey ci assemblée nationale dina jàpp liggéey mooy majorité bi président moom tamit dina jàpp liggéey mooy yor gouvernement bi loolu moo am solo politique day jeex bi nga xam ne fii mooy dimbali askan bi. ñu dem ba diwaanu Tambacounda ak tukki gu teguwul ci yoon nga ñu nemmeeku foofee ndax lu bare bari ci ndaw ña dañuy faral nag di tukki ci anam yoo xamante ni anam yu doy waar la di jël géej gi lu ca bari sax ñu cay ñàkk seen bakkan loolee nag la ñu bëgg a dakkal coopération italienne nag indi faap projet boo xamante ni nii la ñu ko tëralee nag toll na ci 300,000 euros ngir tàggat rek ndaw ñi bu baax a baax ci wàllug mbay ñu teewlu ci Opa Sissoko ci ndaje mi nga xamante ne nag amaloon nañu ko ca Goudiri Moussa Oumar Gueye moo taataan ay kàddoom. parce que mbiru mbëkk mi dafa xóot bon lu demee noonu bu xóotee ba tollu fii wàllu pauvreté bi dugg yeneen ak yeneen facteur dugg facteur socio culturel yi dugg mbir mi xóotee noonu kenn amul sañ-sañ ne man am naa solution miracle amul li am mooy liggéey farlu proposer benn alternative nekk ki nga nit ki mën ngaa mën a dem kenn bu ne waxuñu kenn bu mu dem mais booy dem tànnal yoon bi nga xam ni moo gën yoon bi nga xam ni régulier na nga dem nga tenter sa chance li la yàlla may nga jël mais bul dem xaru loolu la ñu wax da ngay xaru indi tiis indi coono wàññi Sénégal wàññi sa kër wàññi sa njaboot wàññi communauté bi bëgguñu loolu li ñu te perte la donc au lieu ñuy def perte humaine yooyu ci yu mel noonu mel ni réew yi nekk ci guerre ay doomam yiy dee ni jaru ko te xare bi mooy lutter contre la pauvreté mais pas pour tuer suñuy doom wala pas pour tuer suñuy rakk donc du coup ñun di ñu proposé ne am na alternative li ñu yor mbéy la maam loolu la def ba tekki ñi nga xam ni réew yi nga xam ni foofu lañ bëgg a dem mbéy moo leen yor donc ñun buñ ci góorgóorloo bu baax ba pare suñu acteur yëpp sincère ni nga xam ne li ñuy nekk di def pour xale yi gëm ko parce que dañoo désespéré ndax lan ñi ci ëpp ñuy wax ak ñoom muy ci projet yi mu ci kii gëmuñu leen nit boo gëmutul dara rek amatoo espoir dañ lay wax doo ko gëm. maintenant ñun il faut ñu dekkal loolu espoir bi dekkal ngëm gi ñu ngëm ni lii mën na nekk parce que boo jëlee kaani boo ci béyee demi hectare rek agriculture yëpp xam nañ ko mën ngaa taxawal 11 millions mais nan ngay accompagner nit ki ba nga xam ni moom dina taxawal loolu ci kaw plan d'affaires. ñu des wax ci wàllu mbay waaye nag bi yoon ci bëj gànnaaru réew mi nee nañ nag du yàgg lool Sénégal dinañ fa samp nag usine bu gën a mag ci wàllug ceeb la yëngu muy ceeb bi nga xamante ne nag fii lañu koy bayee loolee nag nee nañ sax dana ëpp téeméeri junni tonnes yu ceeb yoo xamante ni daañu ko mën a defaree ca usine boobee nag bu sottee diggante communes yooyu di Dodel ak Demet lañu koy def waaye tamit jàpp leen ni ab superficie lu ëpp kon fukki junni hectares yoo xamante ne nii daanu ko jagleel Afrique partenaire loolu yëpp rek ngir nag ceeb bu mucc ayib fii ci Sénégal naka noonu it nee nañ wàllu xëy ma sax dina tax ba lu toll ci 2 junni ci doomu aadama mën a am xëy Ousseynou Diop Habib Seck. Sénégal du yàgg mu doon bërëb bi nga xamante ni mooy dalal usine bi gën a mag ci transformé lii di ceeb bi ci Afrique de l'Ouest ak capacité bu toll ci téeméer ak 2 fukki junni ci ay tonnes looy nag ndaje bi nga xamante ni moom la ñu amal ci commune bu Dodel ci maire yu localité yu bare tey woon ko bokk na ci ñooñee maire bu Demet fii ci Île à Morphil nag ak projet bii di Afrique partenaire lay mëbëtam mooy bayu ceeb boo xamante ni bu am qualité la rax ci dolli 2 junni ci ay ndaw am xëy ak lu jëm ci wàllu ndox mu sell moo xamante ni daañu ko mën a am fii ak 4 fukki at. projet bi dina tax Dodel ak Demet doon bërëb bi nga xamante ni mooy accueillir ci Afrique de l'Ouest usine bi nga xamante ni moo gën a mag usine boobu nag dina produire lu toll ci téeméeri junni ak 2 fukki junni ci ay tonnes jëm. C'est un projet qui est travaillé, il sera porté par... ci wàllu wér-gu-yaram itam projet bi natt ci dugal loxoom jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jafe-jafe. On apportera des apports. projet bi dafa ñëw ngir soqali douane bi dina gën a jàppale jigéen ñi jëm ci wàllu échographie dootu ñu def ay kilomètres dem di def ay échographie te loolu dañ ko indi ci ñetti ci ay centre de scolaire pour les jeunes. avocat bii di maître Ousmane Seye ci ba mu bokkee ci wàllu ndaje bi daan na yëkkati kàddu jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoo doon ŋàññ projet bi le mu jàpp ni projet bi li ko tax a jóg mooy Demet ak Dodel gën a soqaliku. dolli ci ne population bi bu ñu amee loolu ba pare lépp lu ñu bay ñoom ñoo koy jënd dolli ci ne liggéey bi nga xam ne
projet boobu dina ko indi dina tax lu mat 1500 mooy junne ak juróom téeméer ci ay xale wala ay mag yu dëkk ci commune yi dinañ am liggéey. fukki junni hectares yi ñu war a jël ci Dodel ak Demet daañu jël ñaari junni hectares ya delloo ko askan bi projet bi promoteur bi ni suuf si ngir ñu mu gën a ñoŋ dañ ko war a bay loolee nag askanu Demet ak Dodel ànd ci ngir ñu mën a soqali seeni diwaan bile. Ousseynou Diop ñi di ko jaajëfal lonte nag jotagul ci ñoom waaye ñu ngi leen ci tàggat ngir bu ëllëgee ñu mën a xam nu ñuy taxawee ci dëkk bu sell ba di Makka ay xale fii ci Sénégal ñu leen nag xiirtal ci anam yu ñuy ajee Imam Diop nag daal ci waxtaan ak ñoom bu baax a baax xale yi nag xam nañu bu baax a baax fi mu ne nii aj ga lu mu laaj ak yëpp dañ ci ànd ak Pafare ñu ngi Yunus Diatta. mu mel ni ñu nga ca Makkatul Mukarram ndax Kaaba gaa nga fa maqaama Ibrahim Safa ak Marwa jaar mun na taxawaay Arafat pèlerinage populaire bi nag ñu amal ko ngir fexe xale yi ba ñuy nekk gone ñu xam juróomeelu ponk islam. aj populaire bi dañ ko commencé incha allah tey waajal pour jëm déwén ndax dañu seetlu ne Sénégal at ba at la ñuy def affaire aj te niñ koy jàngalee dañu gis ne dafa des ñu bëgg ñun incha allah bu ñu yàlla dimbalee fii ci Fadia at weer bu nekk ñu organiser aj boo xam ne ñun ñëpp dañ koy ànd ak suñuy doom suñuy njaboot incha allah ñu aj populairement. ñu def tawaaf sànni jamra naan ndoxum zam-zam fàttewuñu dara mu ngi meloon ni ñu ngi ci biir aju Màkka. waaw aj bi étape yi nga xam ne moo ci gën a fës mooy ñeent yi nga xam ne mooy ponk yi muy armal ak dox safa ak marwa ak tawaaf bi nga xam ne moom la ñuy wax tawaaful ifada ak taxawaayu arafa tey moom lañ doon jàngale waaye ak place yi nga xam ne itam fa la ñuy armale muy xarnun zaatu irqin yalamlam joxfa ak zul xulayfa aj compliqué na ci façon bu nga xam ne mu julli ku koy jàng ci ñaari semaine ñetti semaine mënoo koo dégg aj dañ ko war a boole suñu dund salon boo dugg fekk fa kaaba bu ndaw bu rafet mu nekk sax décor xale yi xam lan mooy kaaba xam xajarul aswad maanaam ñu boole ko ci suñu dund ñun aj dañ ko teg ne la rek at ba at la ñuy jàngat dossier wu aj. Imam Diop ànd ak ay imam li mu bëgg moo nekk ñi nga xam ne ñooy dem Màkka du ñu amati benn jafe-jafe ci li nga xam ne moom lañ di woon ñu jàng aj. ñun Sénégal xëy na ñun rek ñooy def aj jot rek. ñu dajale ñu gur-guri ñu yóbbu aj waaye yeneen pays dinañ jàngale aj ñetti at ñeenti at bala ñoo aj ba nga xamante ne aj dafa nekk farata boo xamante ne waroo ko rëccale lenn ndax dafa seer. gone yi ñu jëloon nag ñu doon ñii di ujaaji ñaan nañu jàmm ca Birmanie ca Sénégal ak dëkk jullit yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe. ñu wax ci tàggat yaram Vovinam Viet-Vo Dao daal nañu nag amal saison bi tëj na ay buntam kon saison ren bi final yi tamit amal nañu ko waaye ci final yooyu nag ci la ñuy tànnee ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a dem ca championnat d'Afrique yi ñu war a amal fële ca Mali ñu ne nag saison bi donte résultat yi ci tukkee dal na xel teewul ay jafe-jafe nemmeeku nañ ko ci Pape Fara ñi ngi Yunus Diatta. ay combat yu métti. ñuy def ay démonstration yor ay jaasi wala paaka final championnat bu Viet-Vo Dao bu Sénégal métti woon lool ndax ñuy xeex ngir dem ci championnat d'Afrique bi. ndax bés bi nit yi mën ñoom lañ na tànn tabb leen ngir ñu dem teewali Sénégal championnat d'Afrique bi war am Bamako loolu moo waral ni ñoom tam ñu def ci seen jom ak seen fulla ngir mën ci génn ndax ku ci nekk ba nga dem Bamako teewal fa Sénégal. am nañ si yaakaar incha allah parce que lu ma gis tey maanaam dalal na sama xel donc am nañ yaakaar ci xale yi donc nañ ci bientôt nañ dugg regroupement interne externe donc comme après ñu def regroupement interne et je pense que vraiment à ce moment là ils seront vraiment prêts. saison bu métti loolu amee jafe-jafe ngir organiser sax da dem métti. sant ci yàlla ndax soo dëgmalee dara. am foo bëgg yegg yàlla dimbale ka nga yegg fa da ngay sant yàlla maanaam li ñu wax tous les objectifs ont été atteints li ñu waroon taxawal yëpp li ñu waroon def yëpp yàlla dimbale nañ ba matale nañ ko ci loo xam ni te ci néew jumtukaay ak néew mën-mën néew alal waaye taxul ni que loolu dëgg la sonal nañ waaye doonul gàllankoor. ba terewul li ñu fa ñu bëggoon yegg nañ fa ci saison. ça se passe bien donc depuis ce suba ñu ngi fi ak xale yi donc petite catégorie ak mag yëpp donc vraiment niveau bi vraiment au niveau bu baax la. naam yooyu la jafe-jafe yi dirigeants yi jàpp nañu am na bilan bu positif. loolu moom li ñu wax ni l'argent c'est le nerf de la guerre soo amul xaalis amuloo alal doo mën a xeex te loolu mooy suñu jafe-jafe su doon suñu sago nag kilifa yi autorités yi gën ñoo gestu. gën ñoo jàppale
daanaka dëkk yëpp ñoom ñoo teewoon ci championnat bu Sénégal bu Vieux-Fort daaw di nu mel nag ngir waajal bu baax championnat d'Afrique bi am ci weeru novembre ci diwaanu Mali. ñu jaajëfal ko bu baax Pape Fara Gningue ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéen i kaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wàccu di ko lekkaat Youssou Touré amu ci morom yëral xët mu njëkk l'Observateur Youssou Touré borom wax timis waxet gee defati na lu raw loole wax ju bon ji mu fi waxoon président Macky Sall ak waa këram tapas yeeg tendance yeeg mbii fa fore keroog bi ñu fi taxawalee gouvernement jonnuta te moom Youssou Touré kenn boolewu ko ca woon taxoon lu ne waaju Touré wax ko Macky Sall keroog samedi yéen a kay bi di l'Observateur nee nañu moom Youssou Touré ab conférence de presse moom la amaloon ne mi ngi baalu ak président Macky Sall ak njabootam ci wax ji mu leen wax di baalu waa Sénégal gi yëpp ci fi mu gën a amee kersa nag ci wax ji mu doon wax président Macky Sall Youssou Touré nañu moo di ci première dame Marième Faye Sall ndax Marième Faye Sall lu ne defal na ma ko ci lu kenn yëgul feebar naa fi ba sonn lool première dame moo ma jël yóbbu ma Tunisie faj ma ci xaalisu boppam te kenn yëgu ko te it yamul foofee ne bari na lu ma koy faj loo moom Marième Faye Sall mu di ko faj te kenn du ko yëg Le Quotidien nañu Youssou Touré jéggalu na ba dëfeenu ci xët mu njëkku la Sénégal moom nday mbile ji di Youssou Touré nañu fa léegi doonatuma coordonnateur réseau enseignant yu APR yi bàyyi na nañu ko bàyyi moom Youssou Touré ak i waxeetam te dem seeti keneen ci Vox Populi Cheikh Bamba Dièye xëy na fa dugg Macky Sall ba xolam sedd nee na république wala nation waruta doon mbirum doomu nday wala doomu bay baa doomi bopp maanaam waruta doon mbirum famille te Macky Sall noonee lay doxalee réewum Sénégal famille ñoo ne lëjji ci république bi Cheikh Bamba Dièye nañu lu dul xaalis guerre ak boromi tur Macky Sall yaakaaru ko ngir gagner élection Khalifa Sall meerum Dakaaru ba ca kaso ba mu jàpp ne loru bàjjanam daa mooyum noppam rek waaye tey ji bu doon doomi Khalifa général moo nekk meerum Dakaaru bëgg doon président de la république président Macky Sall fukki xelam du xalaat di ko dugal ci kaso bi kankurang bu Mbuur kaso ngi ko yot Le Quotidien nañu pecc ma daa ëpp da caa boole lu ca bokkul bi leen journal bi yéenekaay bi na nañu kankurang bi ñëpp doon xaar ci Mbuur mu newoon fet bu yegsee ñëpp di ko yàkkamte ndax neex gu mu neex kankurang boobee léegi ci njàqareek tiis day dugal waa Mbuur nekkee rek benn xale bu toll ci fukket ak juróom-ñaar moom la kankurang ba coori jaasi ba mu sonn lool ñu yóbbu ko l'hôpital mu faatu ñu ne déet na waay ñay ànd ak kankurang ba di selbe ya dugg ca clinique El Hadji Gningue Samb caxat-caxatee ko yàq matériel ya foofee yóbbu fa xaalis bu bari 630 000 kankurang baak ña mu àndaloon di salbe ya jël nañu ko ci clinique El Hadji Gningue Samb l'Observateur moom it xëy xibaar bi ci xët amu njëkk Mbuur kankurang bi gannaaw ba mu reyee benn xale ca dëkk ba dafa ànd ak i salbem songi clinique Adja Awa ba ca Mbuur caxat-caxatee ko yàq ko saax-saaxe ko ba ñuy dugg ci clinique ba di def jëf joojee l'Observateur ne nañu booba ma nga fa fekk sànnas ndaw su doon matu ba ñu dugal ko salle d'accouchement di xaar mu mucc liggéey bu mucc ayib bi jiboleetika liggéey ci Sénégal président Macky Sall rafetlu na ko bu baax a baax Soleil national nañu keroog samedi la woon ba ñuy rob Djibo Leyti Ka mi faatu alxames ji weesu république bi yëpp fa daje woon ngir delloo ko njukkee lu mujj moom Djibo Leyti Ka Macky Sall nañu ci xët mu njëkk journal bi Djibo Ka royukaay la war a doon ci ñun ñëpp a war a jànge ci moom ci xët mu njëkk Enquête yéenekaay photo bu président Macky Sall toogee dend ak Moustapha Niasse njiital assemblée nationale ak Mahammed Ibn Abdallah Dionne premier ministre bu Sénégal yéenekaay bi nañu nation bi yëpp delloo nañu Djibo Leyti Ka njukkal journal Les Échos nañu moom dafa jommi keroog ba mu déggee Ousmane Tanor Dieng muy seede ak di wax lu rafet ci ndem si yàlla Djibo Leyti Ka ndax lu dal Djibo Leyti Ka ci ak dundam rek nee nañu Ousmane Tanor Dieng moo ko teg newoon nañu sax policiers yi ñu fi faatoon février 1994 defante bu amoon ci diggante Ousmane Tanor Dieng ak Djibo Leyti Ka moo ko waraloon li féewale woon Abdou Diouf ak Djibo Leyti Ka ba ñoom ñaar ñu mel ne sawar ak caas nee nañu Tanor la jafe-jafe yi Djibo Ka amoon ci biir parti socialiste Tanor la Ousmane Tanor Dieng moo taxoon nit ñu dàq Djibo Leyti Ka ci parti bi moom Tanor moome moo doon seede ak di wax lu rafet ci Djibo Leyti Ka Les Échos nañu keroog samedi bu Djibo jugaatoon dana bari ñu jommi askan wa dëkkee ca quartier caw leen gëcca Tëngéej jommi nañu jomeet li leen jommal mi ngi ci l'Observateur bi leen journal bi benn waay bu ñu naan Alassane Ndoye am jabar ak benn doom bàyyi woon leen fi jëloon gaal géej gi ne dafay tukki ay mbokkam toog diir bu yàgg dégguñu ko xamuñu ci moom dara keroog ñu woote dajaloo ne dañu koy dëjal ca dëj ba ca la Alassane Ndoye wootee téléphone di laaj ñu waa këram def ba téléphone ba sonné rakk ju jigéen ji ne allo mu ne ko man la Alassane Ndoye l'Observateur nañu fa la dëj ba yam ñu koy jaajëfal Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it cant ngërëm ñeel na leen rédaction bi dina fi teewaat 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñoo ngi leen ñaanal kenn dalagu jàmm